àtte bu activiste bi di Kémi Séba ci wàllu appel xëy nañu tey jii daal di ko dàq ba bu keroogee 27 avril 2020 di luy avocat ñaawlu moom Kémi Séba ci xibaar a ngi ca aéroport international Blaise Diagne di taaxirlu ak génnewaatam Sénégal MFDC ñett ci ñeenti bànqaas yu ko séq noppi nañ ngir waxtaan ngir jàmm Sénégal Casamance rawatina mu des li nga xamante ni mooy bànqaas ba Salif Sadio jiite moom Salif Sadio ay naatangom di fexe nu ko yayee ci wooweew yoonu waxtaan pharmacien yi fare bët gànnaaru Sénégal ànduñu ci contrôle yi nu ne dafa am ak ci ngiligu ca tukkee ci agent yu service du commerce jamono yu ñu leen sikkee ñoom yooyu agent jëmee ci pharmacien yenn yi lu jëm ci wàllu yokkute ñeel njëg yi ay garab yu périmé maanaam wees seen app ak yeneen coronavirus dem na Italie ginnaaw ba mu bawoo ca Chine ak yenn ci réew yi àddina Italie bu nu ko waxee daanaka di lu nu soxal lool ndax doomi Sénégal yu bari yu fa rawatina ca giwaan gi di Lombardie ga mu feeñ borom bi def na jàmm nag benn doomu Sénégal amagul ca jàngoro joojee daan ci ànd ak yéen ak ki jiite kuréel ak yooyu Sénégal ci Italie gëstu tey bi ñu jagleel ko kàddu yu secrétaire général président de la République ministre d'État Mahammed Boun Abdallah Dionne ak coow li mu yëkki ci wàllu dafay léeboom déet jëm ci 3e mandat déet ñeel Macky Sall bitim réew Anna Rocha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Hadj Assane juróom-ñaareeli session bu G5 Sahel conseil des ministres bi boole réew yooyu di rafetlu liggéey bi ñu jot a def waaye gis nañu ne am na lu bëri lu des Faure Gnassingbé falaat nañ ko ci boppu Togo gannaaw fukki at ak juróom yi mu jotaguma def dina toogaat gën kaa néew juróomi at ci lu soxal nag feebaru coronavirus bi nga doon wax sànq mu ngi gën di law ci yeneen yi réew yi ca Italie kon léegi juróomi nit ñoom ñoo ci faatu. jërëjëf Anna Rocha ba ci kanam ngir yaatal gi ñeel yooyu xibaar yi bitim réew sport gi ak Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fay la Assane. bismillah. maire bu Gandon yëkki na ay hectares yu takku jox ko Linguère bu Ndar ngir jàppale leen ci sampup académie gënu namu ca diwaan woowee di Ndar Sénégal Guinée Bissau was ko amal ci weer wi di teru Ngiraan Ndaw nekkoon fii jamono ci équipe nationale bu Sénégal maa ngaa yi ki kàddoom wax la mu gis ca googee jongante basketball Sandark bu Ndakaaru ak Union Sportive bu Wakam démb ci dibéer ji seen affaire nooy na ca Marius Ndiaye. Malal Junior Diagne sport gi dinañ ci ànd ak moom ci lu yaatu ci kanam tuuti yéene kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM président Sall def na at ci bopp réew mi ginnaaw ak paluwaatam ci ñaareelu mandat dinañ def ci kanam tuuti bilan bi ak li nga xamante ni mooy wàllu koom ñeel njiitam moom président Macky Sall dinañ ci ànd ak Souleymane Astou Diagne économiste enseignant université Alioune Diop bu Bombay Thierno Thioune naka noonu économiste directeur étude bu CREFDES ci technique bi Abdoulaye Diop régisseur d'antenne Oumar Diaw. Kémi Séba ab ATM daal dinañ ko dàq ba 27 avril 2020 tey jii lañ waroon jublu ci lu ni mel ci wàllug appel waaye juge bi dafa gis ne dossier bi nekkul ci yoonuk amal atte gi tey jii mu waral mu daal di joxaat gaa yi ndaje ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril loolee di lu ay avocat yu activiste bi rafetluwul Pape Balla Gueye. Kémi Séba ak Bentaleb Sow faw rek ñu daal di taaxirlu ci mbirum billet banque bi nga xamante ne moom la ñu lakkoon ci atum 2017 jamono ji nga xam ne mënuñoo daal di teew ci tribunal bi gannaaw ba nga xamante ne ku ci mel ni Kémi Séba dañ ko téye foofee ci aéroport bi lee juge bi nag ci la daal di jël dogal daal di dàq mbir mi ba beneen yoon donte nag ñi nga xamante ne ñoo ay avocat wu défense bi bëggoon nañ ñu daal di taxaw tey ji juge lu ni mel maître Khoureychi Ba di laaj itam ñu daal di respecté ak yelleefu client nga mbilee juge bi nee na que dossier bi nekkul en état puisque procureur général moom avocat général bi fi toogal procureur demain dafa ne convocation yi demul ñu leen di xamal ni dossier convocation du dara ndax avocat su yegee rek dossier mën na ñëw client am ñëw te client bu ñëw taxaw soxlatul yow convocation dépassé nañu stade boobu convocation ñun nag avocat lañ te ñu ngi bëgg a yàgg ci mbir bi bettuñu ñëwoon nañ ko boo ñëwee fukk la mën naa am ñu bàyyi la nga dugg comme mën naa am duñu la bàyyi nga dugg en tout état de cause ñëwoon. avocat wu défense bi sax ñoom itam dem nañu bay ñaan parquet général ngir mu daal di bàyyi mbir mi donte boobaak léegi mënaguñoo xam seen client yi fan la ñuy mujjeeg mbir yi lee. waaw dañ ko doon tooñ rek ne ko parce que boo amee def appel parce que li ñu attee neexu la appel bi yow da ngay fexe ba ñu atte ko première instance mu ngi fàttali ko xale bi dafa taaloon benn billet junni bon ñoom ñu ñëw xataraay banque bi ñëw wax lu nekk ñun ñu expliquer tribunal que lakk benn billet junni code pénal terewu ko code pénal li muy tere mooy lakk ay billets yu bare. Kémi Séba jamono ji muy xaar ñu daal di koy génnewaat réew mi kii di maître Khoureychi Ba li muy ñaan kilifa yi mooy ñu daal di respecté ak xam ak ay yelleefam donte nag mu ngi yaakaar ne fileeg ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril bi ñu dëgmal client ngam bi dina teew ci procès bi nga xam ne moom lu ñu nar a dooraat. activiste
beneen Pape Balla di Guy Marius Sagna moom boobaak léegi ci kaso bi lu jëm ci wàllu xeex bi ngir rek baawam nag coordonnatrice bu aar li nu bokk rafetluwul yaacaaral gi ci gis-gisam sénégalais yi boole ci ki nga xamante ni moom naam mu lëmb doon xeex rek daanaka njariñal ñëpp la moom soxna Fatou Ndiaye Blondin nekkoon tey ganu RFM matin. koo xam ne li ngay xeex yow doo ci am au contraire da nga ciy perte yow li ngay xeex dañ lay jël di la tëj nga gis ne que même ñu bari ñi nga àndaloon ñu jàpp leen nañ la jàppalee des na nga gis ne que sénégalais yi ngay xeexal da nga gis ne daal moom xeex bi ko nit ñi waroon a xeexaluñ ko taxawuñ ko des na parce que moom nu muy xeexee ak fa muy xeexee ak saa yu amee résultat ni ci nit ñi di jëriñoo war nañu gën a seetaat naka la ñuy jàppalee ñu mag ñi du loolu du ci Guy Marius Sagna rek. Les Sénégalais aiment la vertu mais ne sont pas vertueux c'est-à-dire bëgg nañu lu baax wante fa ñuy defee lu baax bu méttee duñ fa taxaw. mais wax jooju tamit yéen ko moom yéen waa aar li ñu bokk nga xamante ne ci la bokk ci njiit yi ak moom. waaye tamit waa ñoo lànk dafa mel ni kon yéen kuréel yooyu yëpp taxawaay bi ngeen di taxaw amul njëriñ ndaxte ni ngeen waroon taxaw Guy Marius Sagna taxawu leen ko noonu la. c'est-à-dire am na foo xam ne ñun ñëpp a ko bokk di ko xeexandoo am na loo xam ne ku ci nekk même bu ñu bokkee ci mbooloo ñun ay organisation yu bari lañ ku ci nekk ak ni ngay doxalee ak ni ngay xeexee du ma ko personnaliser wante am nañ ci ñoo xam ne vraiment seen kéemtulaay kàttan ñu ngi koy def. wàllu yoon ba tey ak ñi ciy liggéey ci wàllu yoon Sénégal bootu ci kuréel gi di SYTJUST ñoom ab réero seen digg ak njiital tribunal bu diwaanu Thiès ànduñu ci doxalinam ñu ne bokk na ci ak tere gu mu tere kenn ci seen i nattango di greffier ngir mu liggéey officier ci audience bu fa amoon loolee la ñuy ñaawlu jamono yi ci wàllu woowu lañ ci déglu sax Ahmed Touré moo yore seen wàllu communication ñu teewlu ko Hadj Ndiogou Diène. suñu président bi ñu nekkal fii dafa fàtte ne ci administration la ñu nekk administration dafa am ay règles kuy gouverner fonctionnement am ñu jàpp ne dafa yeewu tey rek ne suñu benn collègue bi nga xamante ne bi mooy maître Massamba Kane du jël audience correctionnelle te bi ñu tenir assemblée générale bi ci procès verbal bi moom la ñu wax ne moom mooy jël audience correctionnelle yi moom collègue boobu jotul demande d'explication amul benn récrimination bu ñu ko adressé dafa xëy rek parce que simplement am nañ tuuti jafe-jafe ñàkk déggoo ci ay points mu xëy ne kooku du jël audience ñun ñu jàpp ne pratique boobu ñu ngi fi bëgg nekk une règle parce que Babacar Ndiogou jaar na fi benn juge la woon jote fi ak président ñu affecté ko maître Pape Sidi Lo jote fi ak président ñu affecté ko Ousmane Diagne jaar na ci ñun ñëpp jaar nañ ci jàpp nag ne mu ngi bëgg vraiment yàq tribunal bi parce que ni muy yoree tribunal bi wax dëgg yàlla même ñi nga xamante ne ñoo fi di wut ay kër gisatuñu seen bopp c'est une gestion unilatérale du déglu xalaat nit ñi ba pare jël ay mesures yoo xam ne c'est des mesures yoo xam ne wax dëgg yàlla administration mayewu ko ñu ngi jàpp nag ne tey loolu moo tax ñu yëkkati suñu kàddu pour wax ni ñu juridiction bi di doxee neexuñu te nag dootuñu ko nangu nag parce que ñun ay fonctionnaire lañu li ko yoon mooy moom en tant que président xam nañ ko mais bu ko neexoon tey mu xëy ni dafay réorganiser service yi affecté ku nekk ku neex waaye nag loolu bu xasee am te amul benn récrimination war na benn grief bu ñu soulever contre un collègue warul xëy rek parce que am ñàkk na déggoo ak kooku ci benn point daal di ko ne dañ fiy jógee façon yoreen boobu lañu dootuñu ko nangu. moom jiital tribunal bi RFM fexe jokko ak moom antuwul du ñàkk xëy na ci yeneen jotaayu xibaar jamono yi benn waxtu tegal juróom-ñeenti minutes ci rajo Futurs Médias. ak RFM kumpa jeex na. wër ak jàmm gi ngir Casamance ci xibaar tukkee ci président Robert Sagna ñett ci ay faction di bànqaasu MFDC ñett ci ñeent yëfa nuppi nañu ngir ànd waxtaanee nguur gu Sénégal ngir jàmmi bët saalumu réew mi di Casamance mu des rek ñoom ñooñee ne faction ñu yey ci keneen neb naatango Salif Sadio Lamine Ba. Robert Sagna mu ngi wëyal ndaje yi nga xam ne mu ngi koy amal mu jëm ci wutum jàmm ji fii ci Casamance weekend bi nag moo ngi ci doon daje ak ay ndaw mu profité aussi nag yëkkati ay kàddu du wone ne am na jéego yu am solo yi nga xam ne jamono ji nemmeeku nañ ko diggante faction yi MFDC yi li war a jëm ci bokk benn baat waxtaan ak nguur gi ci li jëm ci wàllu wutum jàmm joojee. Nous savons que les trois autres maquis xam na ni ñetti faction yi yëpp muy Compass muy Jakaay muy César Atoute Badiate ñoom ñëpp nangu nañu bokk benn baat jublu ci waxtaan ak nguur gi waaye ba léegi déggaguma fi nga xam ne Salif Sadio yëkkati na ay kàddu wane ne lu ci ànd ak ñoom ci liggéey boobee lu ci am solo mooy jamono ji faaw conditions yi dajaloo ba tax na ñëpp a ngi ci liggéey GRPC sax soobu na ci bu baax ngir waxtaan ak Salif Sadio mu ñëw bokk gis-gis ak ñetti faction MFDC yi ndaw yi nga xam ne Robert Sagna am na waxtaan wi nga xam ne sekk na ko ak ñoom waxtu yu bëri yëkkati nañu ay kàddu wane ne fas nañu yéene ñoom it dugal seen loxo ci wutum jàmm joojee Mamadou Talibé Diallo moom mooy président bu conseil régional bu jeunesse bu Ziguinchor. fas nañu dem si Macky bi waxtaan ak suñu
naataango parce que suñu rakk yi la suñu mag yi la suñu tonton yi la ñoo fa nekk pourquoi pas ñun jeunesse bi dem waxtaan ak jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk si biir Macky bi mën a waxtaan ak ñoom si jafe-jafe jeunesse Casamance par rapport à ce conflit Casamance. dañuy revendiquer suñu place fépp négociation pour la paix en Casamance bu nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy def ñu ngi revendiquer suñu place parce que lan la ñun ndaw Casamance ay victimes lañ. ginnaaw bu mu dajeek chef de village yi ak ndaw ñi GRPC fas naa yéene wéyal liggéey bi nga xam ne amal na ko mu jëm ci waxtaan ak organisation de la société civile yi. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine jërëjëf ñu ñëwaat ci kàddu yi nga xamante ni secrétaire général président de la République ministre d'État Mohamed Boun Abdallah Dionne yëkkati na ko démb ci banlieue Ndakaaru jamonoy forum bu fa jeunesse républicaine doon amal ca Guédiawaye jëm ci wàllu li nga xamante ni moom la gis ne ëllëgug Sénégal ak Macky Sall jeexagul ba fileeg 2035 ñenn ñi mën koo jàngate ni ak léebu la jëmee ci wàllu troisième mandat ak yeneen xalaatam yenn ci borom xam-xam ci fànn woowee ci gëstub Mouhamed Ali Mouba. buñ sukkandikoo ci journaliste bi di Mbaye Sidi Mbaye nekk itam formateur ci wàllu journalisme lu ancien premier ministre Mohamed Dionne wax daanaka waxu ko waxu neen jàngat war na ci am ci ñaari fànn. Maintenant Boun Abdallah qui vient daal di ñu waxal l'histoire n'est pas terminée moom fu mu ko jëlee Macky Sall il est très proche de Macky Sall que est-ce que Macky moo ko wax damay présenté wu loolu Macky Sall ci boppam moo ko war a leeral parce que vraiment ci créé na confusion. voilà que moom xëy na dafa waxtaan ak Macky Sall waxtaan bu waruloon génn mais génn na ko moom Boun Abdallah et pour dire que Macky Sall demagul su Macky Sall demagul mooy lan bu amee candidature pour ay présidentielle Macky sera candidat loolu la bon ñun nag on n'est pas des enfants. journaliste bii di Babacar Dione nekk analyste politique mi ngi woon ci ndaje bi ancien premier ministre yi wax moom gis na koo xamante ni daanaka dafa préparé wax ji mu wax ci mbooloo mi. indi na pression ba waaye Boun Abdallah Dionne dafa ne carrément foofu la yam indiwul explication te dafa dem après te du moom rek moo ko wax dafa mel ni benn slogan la te ñun ñi teewoon foofu yëpp loolu la ñu gis même ñu nekk APR nga dend ak ñoom dañoo reetaan daal di nuyonte daal di xoolante daal di gis ni message la boo xam ne dañ ko jàllale pour préparer l'opinion sénégalaise ni président Macky Sall day dem troisième mandat day dem troisième en tout cas day déposer troisième candidature noonu la feeñe. def lépp ngir may président Macky Sall troisième mandat daanaka ñi jàpp ni APR nekkul ci tànk yooyu ñu ngi nax seen bopp. looloo tax d'ailleurs opposition bi lépp loo xam ne APR def na ko di leen def parce que dafa mel ni dañoo xeet APR te loolu amul gis nga boo seetloo ni histoire boobu demee ak yeneen dafa mel ni dañoo génn ci laboratoire maanaam loo xam ne la man dama gis ni Boun Abdallah Dionne daf ko préparé ba mu koy wax du waxantu APR nekk benn parti organisé bu fekkee li ñu bëgg la lépp loo xam ne volonté la ci ñoom ñu bëgg faa yegg man damaa gis ni dafa am organisation bu mat sëkk ci ginnaaw loo xam ni bokkul ak xeex yi ñuy xeex. L'histoire n'est pas terminée daanaka du slogan waa APR kon ñu ngi sondé Sénégalais yi xool naka la ñuy def ngir pousser opinion bi mu accepter troisième mandat président Macky Sall loolu la Babacar Dione jàpp. Mohamed Ali Mouba président Macky Sall moom di amal atam ci boppu Sénégal ginnaaw paluwaat gi ci ñaareelu mandat mu mel ni nag li xeeñ neexagul ci wàllu nekkin wi wér-gu-yaram njàng mi ba ci courant bi yokk 10% Nafissatou Sylla li gën a fës ci at bu njëkk gannaaw ba ñu falaatee président Macky Sall di yokkum courant bi dogal googee nag daal di merloo ba futtu ñu bëri ci doomu sénégalais yi hausse 10% la ko dalee 1er décembre 2019 ba léegi si sax muy wéy gannaaw ay ñaxtu yu bëri yuñ ci nemmeeku ca foofee sax la plateforme bi di ñoo lank daal di juddu bànqaas boobee tegtal sénégalais yu bëri ñu daal di bañ a fay seeni facture buñ ci jotee ñu bëri nemmeeku ni cher na loolu ci ndorteelu atum 2020 naam autorité yi rawatina président de la république dox nañu ngir indi ay tontu ci yokkute boobu waaye dalalul benn bànqaas boo xamante ne dafay ñaxtu yokkute boobee manifestation yi nag di wéy yu bëri ñu tere ko waaye teewul la ñenn ñi di ci soobu ba am sax ñu bëri ñu teg loxo daal di leen féetale caabi gannaaw ku ci mel ni Guy Marius Sagna ak ñu mu àndaloon gannaaw bañ doon manifester ci buntuy palais présidentiel. ñenn ñi nag ñu daal di leen bàyyi waaye moom mais bokk ci ñiy jiite collectif ñoo lànk ba nagi ni si mu nga ca kaso ba moom Guy Marius Sagna secteuru santé bi tamit mi ngi wéyee ki jafe-jafeem te mënuñoo bañ a wax nag mbirum urgence te sax secteuru paj bi xam na ko donte sax ay jéego yu bëri ñu ngi koy def ngir doomu sénégalais yu bëri daal di mën a am paj bu war ci réew mi yépp njàng mi nag moom itam am na ay jafe-jafe ndax nemmeeku nañ ci ay ñaxtu yu dul jeex muy ci étudiants yi wala sax ci jàngalekat yi
wàllum kaaraange bi nag kenn du ko fàtte ndax nemmeeku nañu ni ñàkkum kaaraange day gën di am doole ci réew mi faat ba kenn nag semaine bu ne ñu déglu ko ci kër taskatu xibaar yi te bu ci ne dana yéeme sénégalais yi di xaar ba tey seen kaaraange ñu yokkal leen ko. ñaareelu mandat bu Macky Sall bi nag ñu ngi ko placé ci signe social waaye dafa ni ba tey jile xel yi des naa dal ci góorgóorlu yu bëri. ndax sax lu soxal lii di denrée de première nécessité yi nemmeeku wuñ ci wàññite li ñu nemmeeku ci njëg yi mooy ab yokkute. jërëjëf soxna Nafissatou Sylla président Macky Sall di dalloo tey jii ci Sénégal ci Taïba Ndiaye li nga xamante ni mooy parc éolien bi gën a ràññiku ci Afrique soowu jant ñu fay daal di toggee courant bi waaye ci bees mooy ci ngelaw li lay bawoo courant boobee nga xamante ni lu toll ci téeméer ak juróom fukki mégawatt dina ñëw dolliku si ci réseau bu Sénélec di maye ñetti téeméeri xëy naka doon it village yu bari daan ca jot courant bu keroogee doxaluk boobee projet ak dalloo gi ñeel boobu parc éolien ca Taïba Ndiaye tey jii 24 février incha allah ci yeneen jotaayu xibaar RFM dina ci ànd ak yéen ak sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Anta Diop sëñ Cheikh Anta Diop. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. jàngoro coronavirus gi daal di nuyoo ci Chine di wéyal ak lawam ci àddina Italie ginnaaw France ak ci mel ni réewum Corée ak Japon jot na ci wàllam buñ ne Italie nag daanaka Sénégal xel yi dootul dal ndax ñu bari ci doomi réew mi nga fa ñuy ñaan borom bi def jàmm ba fii nag suñu borom subhanahu wa taala def na jàmm kenn ci ñoom amagul jàngoro ji ca Lombaax di gëmu nuyoo foofee ràññiku gi mooy sénégalais yi téeméer yoo fi jël juróom-ñaar fukki ak juróom fa la ñuy yeewoo ba tey it kenn waxul nag waxi delloo seek yeneen dañu ci ànd ak président mbootaayu sénégalais ya fa Seydina Camara ak Hadj Ndiogou Diène. tiitaange moom ak njàkkare moom ku ne am na ko ku nekk Italie ku nekkul Italie ndax dayop feebar bi nga xamante ne fii mooy coronavirus te nga xamante ne fii dugg na ci réew mi ñu nekk kon nag tiitaange moom am na ci waaye nag ku xam sénégalais xam ni nit ñu dal lan nit ñu tey lan ba tax na li ñuy tiit li ñuy jàkk-jàkk ñoo ngi wakkeerlu ci sunu borom tey déglu aussi digle yi nga xamante ne si moom la nguur gi Italie joxe ñu koy jëf amagul tamit kenn ci sunu mbokk yi nga xamante ne si ñun ñoo fi nekk ku ñu waxagum wala ku ñu yëgagum ne feebar bi dal na ko waaye nag boo nekkee ci zone bi nga xamante ne si am na fa loolu moom da nga jaaxle. ñii di doomu Sénégal ya nekk ca Wuhan ca Chine ñoom dañoo sàkk woon ñu daal di leen di delloosi ba président Macky Sall sax waxoon ne mënul nekk yéen yi nekk ci Italie ndax lu ni mel tamit ngeen di xalaat maanaam rapatriement. lu jëm ci wàllu rapatriement moom ñun ñooy yëkkati sax suñuy kàddu pour wax ne xalaatun sax wala ñu naan ñun ñoo ngi laaj ku ñu rapatrier ndax ni ngeen ko xamee sénégalais de la diaspora dafa yàgg di nekk koo xamante ne si soldat la buy xeex lépp loo xamante ne si day néewal doole réewum Sénégal au contraire lépp luy doole réew mi ci leen taxaw donc fii la ñu feebar bi fekk ñoo ngi sant yàlla daluñu ñaanuñu yàlla mu dal ñu nit ñaanuñu yàlla naan dañuy ñëw sax pour indaale ko ndax feebar la boo xamante ne si kenn xamul fu mu lay toppee yére bi nga sol sax mën na la cee toppee dugg ci réew mi kon nag fii mu ñu fekk ñu nekk fekk suñuy moroom yoo nga xamante ne si ñu ngi fi toog dëkk fi amuñu fuñ jëm ñu nit ñun ak ñoom ñoo koy bokk ba mu jeex incha allah. ñu des ak wàllu wér-gu-yaram bi yoon ak pharmacien yi fare ci bët gànnaaru Sénégal ñoom dañuy yëglu ndax contrôle yi nga xamante ni dañoo gis ne dafa ànd ak cingli tukkee ci agent yu ministère du commerce dem nañ bay sàkku sax ñu ne contrôle boo xamante ni bu particulier la ay inspecteur pharmaceutique waaye ñoom agent yu commerce yi te xam leen ni li jëm ci wàllu contrôle gi ngir dakkal doxalin yenn ci ñenn ci ñoom ci wàllu yokkute njëg ak jaay garab yu périmé ak yeneen Mouhamed Nabi Sylla. pharmacie yi ci réew mi ñu yamale ko ak bépp bërëb fu jaay ak njënd di dox ki ko xamle ci waxtaan buñ doon def ci jafe-jafe yi am ci diggante pharmacien yi lee ak ñiy liggéey ci wàllu commerce Papa Insa Fall di commissaire aux enquêtes économiques xamle li ñuy gis ci gàllankoor ci bërëb yi lee. respecter prix yi des fois ñu teg ci loo xam ne liñ ci teg yoon nangu ko léeg-léeg du ñàkk produit yi nga fekk yoo xam ni ba mu bañ ko waree utiliser jàll na passé na ak li ñu wax léegi ci wàllum information commerciale maanaam mbind mi ci wàllum français ci yenn produit du ci nekk. sañ-sañu xool garab yi Assane Diop di président syndicat pharmacien yi ci biir réew mi xam le ni lu ñu war a seetaat la ndax nag seen liggéey dafa wute lool ak boutique yi ñuy jaayee ndax njëriñ lu garab am. bu ñu duggee ci téeméeri pharmacie daanaka téeméeri pharmacie yëpp bu ñu fay jógee dinañ leen bindal ni fay leer li ñu am solo pour ñun mooy ñu boole woon xalaat yi réviser taxes yi dina mën jëriñ askan bi te ñu bañ a jàppante. jafe-jafe yi pharmacien yi di dund ndax contrôle gu aju ci wàllu commerce bi mën a jeex suñu soppee
li yoon tëral ci wàllub pharmacie yi ak ñam sañ-sañ di leen contrôler njiitu ordre des pharmaciens gis ni dañu war a seetaat loi bi ci fànn woowu. docteur Amath Niang président de l'ordre des pharmaciens statut bi mooy loo xamante ne ni comme tey ni ñu reconnaître hôpital bu ñu nekkulee établissement de santé ñu reconnaître ni également un établissement pharmaceutique koy encadré mooy liy permettre pharmacien mu mën a doxal liggéeyam. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. RFM bitim réew. ñu daal di yegg si Anna Rosa ci taxar ñi gi ak yaatal gi ñeel xibaari bitim réew Mauritanie lañ koy tàmbalee Nouakchott mi dalal dimanche démb ji juróom-ñaareelu ndaje bu conseil des ministres réew G5 Sahel yi. ndaje boobee ñu ngi koy amal laata ñu amal conférence des chefs d'État bi nga xamante ne ni ki suba ci talaata ji bi lañ ko war a amee ñoom daal ci jàngat nee nañu rafetlu nañ bu baax a baax seen taxawaay waa G5 Sahel waaye nag gëm nañu ne am na lu bëri lu des rawatina ci lu jëm ci wàllu stratégie. Togo moom Faure Gnassingbé président ba daal dinañ ko falaat ci ñeenteelu mandat. bu ñu sukkandikoo ci commission électorale ba président sortant ba daal dina am lu tolloog 72% ci suffrage yi moom Faure Gnassingbé nga xamante ne moom moo jiitu kon opposant bi di Agbomeye Kodjo moom mi Agbomeye Kodjo di ñaawlu kon ay fraude maanaam nee nañ dañoo jalgati boobule élection daanaka sax moom mooy surprise su élection bi. ndax gulet nag ñu am benn alternance ci boppu opposition bi foofee ci Togo daanaka ba fii ki nga xamante ne moo di Jean-Pierre Fabre moom lañ ci gagnoon ràññee présenté wu na sax ñetti yoon ci kanam Faure Gnassingbé waaye teewul mu daan ko résultat provisoire yi nga xamante ne démb lañ ko siiwal nag des ko kon firndeel ak conseil constitutionnel ci fan yi ñu dëgmal ñu daal ci wutali Burundi ak benn militant bu opposition bi nga xamante ne daal dina faatu gannaaw ay arrestation yu ñu fa doon amal bu ñu sukkandikoo nag ci RFI militant yu Bujumbura yi teg bi la yoon la ñu daal di teg loxo ki nga xamante ne daal moo ci faatu dénk nañ ko boromam te ay waajuram teewuñu kon enterrement bi bu ñu sukkandikoo ci benn responsable local ci goxu Bujumbura kon te waa AFP jokkoo ak moom nee na rek dañ leen teg loxo ndax dañoo jalgati yoon ba tey ci responsable boobee nag nee na kii di Félix Ndikuriou mu ki ci ñàkk bakkanam nee na feebar moom moo tax mu génn àdduna. feebar ci boppam la ñuy waxtaanee xeetu grippe bi nuyoo fële ca Chine di coronavirus ak wàlle gi nga xamante ni mu ngi law rek ci àddina. ñu ngi gis ne bu weesu Chine kon Europe léegi takk na bu baax a baax ci feebar boobule rawatina nag Italie am na ba fu ñu toll nii ci bilan bu mujj bi juróomi nit ñoo xamante ne jot nañ kon infecté wu ci virus boobule bu ñu sukkandikoo ci kaddu yu tukki ci njiital agence de protection civile am na ñaari téeméeri cas yoo xamante ne jot nañ ko recensé ci bët gànnaaru réew ma ajuma ak léegi épidémie bi nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci OMS nag mu ngi des ba tey benn urgence internationale dañuy daanale ca Londres ak Julian Assange mi nga xamante ne war na jàkkaarloo ak juge bi tey ji foofee ndax li mu bëgg mooy ñu bañ koo extrader États-Unis ñu bañ ko yóbbu États-Unis waaw ndax foofee nee nañu mën nañ ko tëcc lu ëpp téeméeri atu kaso moom Julian Assange ndax États-Unis dafa jàpp ne dafa def piratage informatique waaye itam espionnage. mooy bañ kon jërëjëf Anna Rocha maa ngi lay ziar Malal. maa ngi lay delloo ziar la Jassane. wax la ni xaaj Ndiogu yoo rek loo kaa tàmbale. tubarkalla. kon nan door ak laaj ak wàllu lamb da ngaa dëpp kay relance yi. waaw nan door ak lamb bu voilà ca bismillah. waaw ñu dem ak tey jii ndaje bu nga xam ni waa CNG des ko doon amal ci bëccëgub tey gi ci seen dalwaay ngir xayma. gars yi nee nañ football bee teew de élément yi. waaw waaw dinaa damay tënk xabaaru lamb ji. après dugg ci football bi. Alioune Sarr nee na daal yëkk na kàddoom ci ni CNG bi doxee ak itam ci la nga xam ni moom moo di démission yu nu fa dégg nee na nag ñooña bokkoon ci yëf yi am nañu seen càggalu guy waxtu bu leen sobee ñu tekki seen dombal tànk te ni sart yi waxee dañ leen di wutal ñeneen ñu leen uutu wax na tam jëm si mbiru Yaxya Diop Yékini nee na ba
fii muy toll nii jotul benn këyit boo tax mu war a jàpp ni Yaxya Diop Yékini bokkatul ci CNG bi ndax bindu ko te woowu ko wax ko kon dafa jàpp ni ba léegi membre la ni ñu ko fale woon jox ko ay ndombal tànk ci yëf yi xayma na itam lu jëm si wàllu licencié yi nga xam ñu am ren ci wàllu lamb ji muy jëm ci mbër yi jëm ci promoteurs yi ak itam wax ci tolluwaay organisation lamb ji. kon yeneen jotaay ci xabaar ndax yëf ko dafa yéex a dikk Alioune Sarr bu CNG. voilà ma nga noonu. maire Gandon di jàppale équipe bu Linguère ci projet bu bees. dana leen sax jox nag juróom benn hectares yi suuf la yëkki teg seen ab loxo ndax waa Ndar yi dañoo am mëbatu sanc ab académie muy ëtt wu yaatu woo xam ñi des koo samp di fa tàggati gone di leen tàggat ak di leen jàngal loolu lépp nag Khoudia Mbaye ñi da koo def ndax Linguère kenn mënu su koo seppi ci Ndar démb la wax lu ni mel ci stade Mawade Wade. projet ba ñu wax wan ñu ko mu jàpp ci sport waaye jàpp ci éducation ak formation maanaam football beeg yeneen yi tàggat yaram gi daal Linguère war a taxawe mu war a doon football waaye war a doon yeneen te Linguère nekk benn club fañow région bu ñu wëlbatikoo ñoom ñëw laaj ñu ko ci Gandon jox leen ko daf nu war a yomb bu ñu ko waxtaanee suñu conseil municipal ñu xool dindi juróom benn hectare dinañ leen ko jagleel comme ça seeni terrain xaj ci seeni dëkkuwaay xaj ci seeni fa ñuy tàggatoo leneen xaj fa seeni fa ñuy jànge xaj fa ndax nag fi ñuy dégg yeneen centre yi ay football école football yeeg yeneen yi loolu ñu dégg ko ci Ndar bu fekkente ni Linguère dafa taxawee noonu tasuñu seen yaakaar ndax lëkkalikoo beeg ñoom dañu ci yaakaar njëriñ xëy na ñu gis ko ba ni dañ ñuy tudde tey ji journée championnat dem nañu ca taxaw nañu ca sunu kéemtalaay kattan yàlla dogal na gañe nañu. ñu dox dem ci xabaar yi. Sénégal Guinée Bissau. bu weeru mars Guirane Ndao ancien international joxe na ci xalaatam. ne équipe la boo xam ni Sénégal mën na koo dóor waaye waree su koo xeeb ndax Sénégal toll na foo xam ni saa si tembe ku yu dajanteel da ngaa takk say jaaj ngir defante bu saf-sap loolu tax kon mu ni xale yi foog ñu waajal leen démb bokkoon na ci gani Abdoulaye Diaw ci en direct des stades. Aliou Cissé dina ko waajal bu baax parce que bi mu fi nekkee ba léegi moom ba léegi je pense que li mu fi teg yëpp mu ngi am résultat kon je pense que moom ak équipe bi dinañ préparer match bu baax parce que match qualification da nga war a gagner quoi et je pense que moom def na loolu ci bopp xale yi que il faut être gagneur quoi. mais jouer ak dëkkandoo du yomb. waaw non derby la parce que soriwul Guinée Bissau ak Sénégal soriwul. du yomb mais je pense que y a pas photo quoi boo xoolee Guinée Bissau ak Sénégal voilà nit ñi dañ naan tout le temps le match ça se joue 90 minutes mais la réalité boo xoolee ñaari équipe yi nga xam ni Sénégal moo ëpp doole équipe bi quoi. liggéey bi ñuy def baax na xanaa di leen encourager que ñu gën a jëm ci kanam voilà que bu ñu gaañu parce que footballeur moom buggoo gaañu il faut ngay nekk tout le temps en forme et je pense que leen rek la leen ñaanal mooy 2021 ñu mën a dem jël coupe d'Afrique parce que Sénégal bi yëpp muy footballeur ku dul footballeur ñëpp a soxla coupe d'Afrique bi. Aliou Cissé ancien capitaine de Lyon tey sélectionneur de l'équipe nationale ban jàngat nga am ci li muy def boobu léegi. non li ñu ciy am mooy lu baax la parce que moom ci boppam dina ubbil porte pour yeneen entraîneurs yi comme tey bu xoolee ku ci mel ni Omar Daf mu ngi def liggéey bu baax Sochaux. Aliou Cissé aussi mu ngi def liggéey bu baax fii ça veut dire que yeneen anciens joueurs yëpp aussi dinañ mën a aussi am opportunité pour ñëw ci équipe bi même bu fi Aliou Cissé jógee keneen beneen ancien aussi international sénégalais mën na ko jël. dafa am solo waaw mu ngi def liggéey bu baax ak xale yi. Guirane Ndao ñu waxtaanee léegi basket bi malal ak GIAC ISO mi feetu démb ca Marius Ndiaye. ca góor ña nag ASFA la gaañi daal di rek daan nag ñoom waa Wakaam yi 60 lañ leen daal di dóor ci 48 GIA itam amat ndam beneen jëm ci seen digganteeg waa ASFO yi loolu tax na ba entraîneur kenn ki nga xam ne moo yore équipe Sandarka bu Ndakaaru bi ni daal ren lu ñu bëgg nag mooy daal di fexe ba dugg ci play-off yi ngir nag wane seen bopp bu baax a baax foofa moom Mouhamed Sène la tudd kàddoom mi sori càmm moo ko nangu. mu ngi noonu di ñëw. dañ si am contenté parce que victoire la te équipe bu ñu joué tamit démérité wul tey dañoo am chance am réussite moo tax peut-être lu ñu def yëpp mu mot. non pas nekkul suñu niveau peut-être que parewul teelul pare et ak seen changement entraîneur loolu yëpp mun na indi 51 points yi quoi. xam nga aspect jeu moom mënuñu calculer yëpp nous on avait un objectif on s'est dit à la mi-temps on essaie de ne pas prendre 30 points on en a pris 12. Donc pour moi j'ai atteint cet objectif. Maintenant on va continuer à jouer. Nous on joue beaucoup offensif. C'est ma culture, c'est ma façon de jouer. Donc peut-être qu'on va jouer encore beaucoup plus offensif inchallah. Déjà daaw demuñu playoff donc ren suñu objectif mooy playoff. Après lu si am nag ñu jël lu nu amul tamit amul problème musuma def playoff en tant que coach donc sama objectif mooy def playoff inchallah.
tabarkalla Alaaji Asan Malal yàlla mi dogal na ni waxtu bi jeex na kon ba suba ak jàmm incha allah Malal Junior Diagne Touba Darou Salam Karo Savon de Marseille Alphé Expert Groupe Voyage Sengam Opalia ñoo leen di may li ci yéenekaay yi yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf caafa ngay bëgg a xam ci doomi Sénégal yi ci Italie ubbi l'Observateur jàngoroy coronavirus gi dugg na fa kilifa yi gàllo wàllu wér-gu-yaram ci Italie ñoo ko xamle ba xamle téeméeri nit ak fanweer ak ñaar yu ko fa amee dëkk bi di Lombardie nga xam ne lépp ci muudu yi fa la ñu fare nemmeeku nañu fa juróom-ñett fukki nit ak juróom-ñeent yu ko fa amee moo waral dëkk ba di Lombardie ni ñu def Wuhan ga ca Chine la ñu ko def dañu ko ber mettre ko en quarantaine Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières di ñu yëgal ci biir l'Observateur ñaar fukki junniy doomi Sénégal ak ñett yu ñu quarantaine ca Italie coordonnateur bu APR ci Italie di Pape Diaw di wax waa l'Observateur ne tiitaangeeg jaxasoo gi ñuy dund jamono ji fu ko waay nat rek weesu na ko l'Observateur nañu am na fukki réew ak ñett ci Afrique yoo xam ne Organisation mondiale de la santé sant na leen ñu jël seeni matuwaay te jekkal seen toogaay ci réew yooye suñum réew di Sénégal ci la bokk ndax duggante gu mu dugganteek réewum Chine yéenekaay bi di l'Observateur xamal ñu it ab réunion comité de crise bu ñu war a amal tey ji ci Ndakaaru ngir yokk matuwaay yi wàccuwaay yu Ousmane Tanor Dieng yayoo Soleil national nee nañu ci xët mu njëkk ñëpp àndandoo nañu jox ko yëral yéenekaay bi waa parti socialiste ñoo doon fàttaliku ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng démb la woon ca maison du parti ci teewaayu njiit réew mi Macky Sall Vox Populi ne ko du woon moom rek ne bari nay kàngam yu nekk ci géopolitique bi ñoo ngi fa woon journal bi gis ne homme d'état dëgg mooy Tanor Dieng ndax donte ma nga ca barsàq terewul mi ngi dajale ñu dul jaaro hôpital fii ci daaru dunya Tanor tax na Macky Sall gi Idrissa Seck daje ba joxonte loxo photo bi ci xët mu njëkk Le Quotidien di ko dëggal Macky Sall muy nuyu Idrissa Seck ak ñaari loxo boole kook ree ju neex Idi moom it ne ko jàkk di ko ree ba dégg jëy feeñ Le Quotidien bind ne gise bi ca maison du parti socialiste la woon ba ñuy sargal Ousmane Tanor Dieng Macky Sall dafa doon Père Ndiaye Idrissa Seck président Macky Sall wax ca ndajama ne réew mi di Sénégal ñun ñëpp a ko bokk mbooleem luy indi ak réero des ko fee war a jëlee te booloo doon beneenub journal bu gis ne Macky Sall da doon daraagi Idrissa Seck mooy la Sénégal Source ne ko ak Alaaji Malick Gakou ñoom ñaar ñëpp la Macky Sall doon piis ak Père Ndiaye Les Échos nañu njiital parti socialiste la woon di ndeem si yàlla Ousmane Tanor Dieng dajale na Macky Sall Idrissa Seck ak Alaaji Malick Gakou Idrissa Seck ni ñu ci Les Échos ki ñu fi dajale tey mu di Ousmane Tanor Dieng mësuta des ginnaaw ci dara seenu gisee ñoom ñaar mu di Macky Sall ak Idrissa Seck grand place beneen gis-gis la ci am mu di li ñuy ruumandaat naan Macky ak Idi dañuy dil ak baara yëgoo réew mi bu doon dëgg nag Mohamed Boun Abdallah Dionne nag moo xadd kaaba gi libération nañu déclaration bu rëy la def nee na diggante Macky Sall ak Sénégal 2035 la jëm ci la Sénégal ñu gisaat fa déclaration bu Mohamed Boun Abdallah Dionne bi mu ñu naan fa diggante Macky Sall ak waa Sénégal histoire bi jeexagul grand place jàpp ne Macky Sall dafay wut troisième mandat ndax ku ko jege lool di Mohamed Boun Abdallah Dionne nee na yëf yi jeexagul doyen des juges jeexal na ab liggéeyam ci dossier Petrotim tëj na instruction ba procureur moo ci des libération moo ko bind sunu lamb xëy bind ay kàddu yu mu nangoo ci mbër mi di Bombardier B52 nee na état bi li mu war a def moo di jëlee CNG bi ci loxoy Alioune Sarr ak gàngooram dénk ko keneen bomb ne lamb ji mi ngi dund ay jafe-jafe yu rëy mu ne su amul combat ci saison bi dafay bàyyi lamb ñu lambi meneen mbër ci beneen yéenekaay mu di Lac de Guiers 2 mi ngi ñuy wax ci journal Les Échos ne combat Triple S doomi Double Less di Balla Gaye 2 ak Boy Niang combat boobee du fi amee li am ci xët mu njëkk Source A ku ko gis di nga ko rey fii ba gee ubbil yéenekaay bi professeur Mody Niang la ñu invité woon ci RFM ci émission Grand Jury bi muy wax ca la xew ca COUD di centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru ca la ne Cheikh Oumar Anne xaalis bi mu ne moom la jëndee poobar bari na bari goo xam ne waxuma la université ak étudiant waaye poobar ba war naa mën a poobar waa Ndakaaru gi yëpp